Boubacar Bertrand Bandé. Je suis le directeur académique de l'Institut supérieur de développement local, leader dans la formation de l'ingénieur local et qui est basé à Dakar depuis 2004. Monsieur Diallo tey bu baax tey njiitu na ngi ñëw waa Koungheul am benn formation bu ngeen def les jeunes de Koungheul plus particulièrement waa conseil communal de la jeunesse de Koungheul est-ce que mën nga ñu wax ci objectif bu formation boobu lan la. Voilà, alors formation bi waa conseil communal de la jeunesse ñoo ñu saisiroon à travers le président Pape Demba Thioban ak le chargé de la formation Dioum. ñu ne woon dañoo bëggoon ñu former seeni jeunes ndax seetlu nañ ne que tey enjeu wu développement local formation la yàlla dogal ni ñun ci loolu la ñuy liggéey depuis 13 ans ñun leen waaw loolu de mën naa ne ñu toog ak ñoom toog ak mairie ñuy fàttali ne ñun suñu institut supérieur de développement local ak mairie Koungheul dañu am partenariat benn convention moo waral sax suñuy étudiants ñëw fii conseil bi profité waale ci waxtaan ak ñun ñu ne ci te objectif bi mooy former leen ci ñaari fànn benn fànn bi mooy leadership ak management des organisations maanaam njiit naka lay mel est-ce que njiit dañ koy judduwaale est-ce que donc yooyu dañ koy jàngal xale yi ñoom ñu xam ko jëfe ko loolu ñu ëppal solo beneen bi mooy naka la ñuy defaree projet élaboration de projet ndax ku ne ci ñun rek mu nga projet kii xëy na am na projet wu yar ginaar kii projet wu bay ak loolu waaye léeg-léeg doo xam naka lañ koy bindee wala naka lañ koy buñ ko bindee ba pare naka la ñuy wutee koppar gi koy financer man ceeg sama collègue bu ñuy wax Pape Moussa Diallo mu xarañ ci wàllu woowu loolu daal moo ñu fi tee ci fukki fan yii di ñëw. ok gis nañ ne tey def ngeen prise de contact avec les jeunes de Koungheul. conseil communal bi invité na jeunes yi nekk ci Koungheul yëpp ñëw quartier bu nekk am na ko fi teew lan ngeen di xaar ci ñoom c'est vrai que yéen da ngeen préparé former leen mais am nga benn lu ngeen di xaar ci ñoom boo xam ne pour 10 jours yi bu ngeen quitté am lu ngeen bàyyi ci ñoom. waaw lu ñuy xaar ci ñoom benn mooy teewlu lan lañ di wax lan lañ di jox waaye itam lu ñuy gën a xaar ci ñoom mooy. buñ leen joxee as tuut li leen jox ñoom ñu mën ko wàccee ci kër yi mën ko wàccee ci quartier yi mën ko wàccee ci commune bi mën ko wàccee ci département bi ndax njëriñu njàng njëriñu formation loolu la mooy buñ la formé bul toog fa nga toog bokk ko ñëpp tasaare ko ñëpp xam yow it loolu daal mooy suñu mbébét ci ñoom moom la ñuy xaar ci ñoom mooy ñu formé leen ñu bañ a toog waaye buñ leen formé ñoom it ñu doon ay relais bu leen formé ñu mën a ñoom it formé ak ñeneen waaw ba ñëpp daal mën cee jot. gis nañ ne léegi gis nañ ne yéen depuis un mois seen élèves ñu ngi fii à Koungheul di def benn genre stage yu dugg ci def ay kii am solo ci dëkk bi seen collaboration avec mairie bi ñëw nga ci léegi gis nañ liggéey bi ngay liggéey ci Koungheul même seen école bi solo su mu am ci Sénégal parce que développement local dafa nekk lu am solo mais collaboration bi yéen ak mairie bi ak xale yi seen étudiants yi nekk fii ci département Koungheul lan moo seen tànk fii ci Koungheul. waaw jërëjëf. ñun dañ ci profité d'abord di sant équipe municipale bi. Monsieur le maire Mayacine Camara son premier adjoint aussi monsieur Mboup xam ne xarañ na disponible na daf ñun suñu liggéey dañoo tàmm collectivité locale bu ne ci réew mi. mu doon département wala commune ñu seq ak yow partenariat xool naka nañuy liggéey ak yow ba yéene développé bi nga am ci sa gox ñu jàppale ndax ñun ci loolu lañ xarañ ci loolu la ñu nàmpatal fekk ne Koungheul itam ñu am ci ay collègues ku ci mel ni Émile Ñokke ñu ngi koy nuyuwaale am ci itam ay étudiants yàlla dogal moom mu ne ñu foog ñu liggéey Koungheul ñu déggoog maire déggoog ñëpp ba ñu signé partenariat bi Koungheul am na lu ñuy wax plan de développement communal maanaam dafa am gis-gis boo xam ne moom la maire bi ak équipe am ne fii ak ay at yi di ñëw nii lañ bëgg a développer Koungheul waaye xam nañ ne léeg-léeg ay jafe-jafe day am ñun yàlla dogal ñu xarañ ci développement local ñu ne kaay leen ngeen liggéey ak ñun ngeen indi seen i ndaw ñu jàngal ñu enquête def ay diagnostic dafa mel ni tey dañoo yóbbu Koungheul ci docteur bu ñu doon joxe misaal dafa mel ni Koungheul même bu tawatul waaye yaramam dafa commencé tàng ñun ñu doon ay docteur ñoo ko mën a xool ne lii kat garab gii moo koy faj garab gee moo koy faj donc ci misaal loolu la suñuy ndongo ñi ngi fii am na ñoo xam ne ren lañ ñëw ci école bi am na ñu fi def ñetti at am na ñu fi def ñeenti at bu juróom maanaam master 2 ñooñu ñëpp lañ boole indi leen fii lu mat 150 ñoo fi nekk ngir waxtaan ak askanu Koungheul xool seen bébét léegi loolu yëpp dañ koy tënk ci benn téere bu ñuy wax rapport ñu jox ko maire bi donc maire lii kat moo fi nekkoon suñu liggéey ci fanweeri fan ñu fi def lii nag boo ci tënkoo ak xel bi nga am ak vision bi nga am ak sa équipe Koungheul dina war a mën a jëm kanam. muy lu am solo. li ñu ñëwaat ak ci module bi ci formation bi 10 jours yi est-ce que mën nañu xam les modules yi nga xam ne war nga ko mën a traiter ak les jeunes de Koungheul. jërëjëf waaw bi jiitu mooy leadership et management des organisations. wax naa ko sànq mooy xel lan mooy njiit lu ñuy woy lan mooy leader est-ce que
nit ku dugg ci politique mooy leader est-ce que nit ku jiite entreprise mooy leader est-ce que chef de famille leader la. loolu nit ñi xam ko management des organisations mooy boo yoree ab organisation mën na nekk GPF mën na nekk association de jeunes mën na nekk sax mairie xool naka nga koy manager naka nga koy mën a gérer beneen bi ci topp mooy entrepreneuriat et élaboration de projet maanaam bu kenn xaar dara ci nguur gi bu kenn xaar dara ci commune bi waxin na mooy bu kenn toog teg baraadam di naan bu ma président jàppale ba mu du ma am liggéey bu ma maire jàppale ma am liggéey maire bi nu mu amee yitte ci gox bi noonu la keneen ak keneen war a amee yitte ci gox bi président de la république yitte bu mu am itam noonu la ñëpp itam war a am yitte ndax wolof day faral di wax ne que boo nekkee ci gaal bul ñaan mucc ñaanal gaal gi mucc ndax bu gaal gi muccee nga mucc loolu la jàppal ma jàpp ba gox bi dem loolu daal mooy ñaari module de formation yi fii ñu fàttali ñu tur bi Boubacar Bertrand Baldé xam nga wolof nga xam nga wolof mais dégg nga wolof pël la jërëjëf monsieur Baldé mais ñu ngi ak Pape Demba Thioban nga xam ne tey moo nekk président conseil communal de la jeunesse moom moo dalal tey ñoom monsieur Bertrand Baldé ak ñu mu àndal ak waa ISDL ñëw jàppale leen ci formation bu am solo boo xam ne conseil communal décroché na ko pour 2 modules yu am solo yooyu noonu yoo xam ne war ngeen ko mën a am tey muy seen nekk seen prise de contact est-ce que mën nañu ñëwaatal comme ni ko monsieur Baldé waxee conseil communal nan nga def ba décroché lu mel nii. waaw dañuy nuyu mbooloo mi ku nekk turam ak santam di rafetlu d'abord Koungheul Info liggéey bu rafet bu ngeen di def ci département bi wala niveau régional bi yëpp wala niveau national su loolu weesoo conseil communal lan la def pour décrocher ñaari module de formation yi loolu mën nañ wax ne yomb na yomb su ne yomb na lan moo tax mu yomb parce que conseil communal ñëpp xam nañ ne moom mooy premier interlocuteur bu mairie entre mairie ak ndaw ñi te conseil communal ba mu ñëwee ba léegi innovation am na parce que bëri na foo xamante ni mairie bi amoon na fay rëq-rëq conseil communal bi taxaw na pour dox ko ba jàmm am ci loolu kon nit ki bu la nekkalee ci kër gi da nga koy nekkal ci naaj loolu la ñuy wax wala bu la nekkalee ci naaj bi nga nekkal ko ci kër gi moo tax kon ba fi waa ISDL ñëwee am benn convention bu ñu signé ak mairie Koungheul pour 3 ans ci biir loolu nag ñu profité ne dañu am benn renforcement de capacité bu ñuy def ci biir loolu nag si leen proposé kon ñun avant ñi di dem conseil communal bi na am loo xam ne mairie bi dana ko defal ci lan ci ndaw ñi parce que gis nañ ne commune Koungheul ndaw ñi manqué nañ formation bu bëree bëri te léegi nag ci formation la dëkk yi rawantee ci la gox yi rawantee ci loolu nag leen lañ ko waxee ñu ne waaw kon dañeen taxaw comme que conseil communal bi amee problème moom ñoom ñu jàpp ci kon ñoom tamit dañ def de telle sorte ba conseil communal bi dañ ko may ñaari module de formation pour mu bokk ci li nga xamante stage bi fi gars yi def si noonu leen def pour am ko choix jeunes yi ngeen tànn te indi leen ci formation bi nan ngeen leen tànnee ak ñaata jeunes ngeen jël indi leen ci formation bi. waaw d'abord conseil communal bi moom li ñu njëkk a def comme que commune Koungheul leen wax te mënoo jël tey benn quartier jël jeunes yi fa nekk bàyyi beneen quartier noonu loolu mënta nekk loolu leen njëkk a xool ñu ne comme que Koungheul la te première la neen def de telle sorte ba mélange hétérogène bi am nan lay amee mooy 8 quartiers yëpp ku ci nekk na ci gis boppam ci loolu leen njëkk a xool d'abord beneen bu ci topp ñu xool ci niveau d'études yi parce que am na yeneen formation yi pour nga def ko foog nga am bokk foog nga yegg ci benn niveau bi ñaari critères yooyu leen def pour que mën a def choix bi. léegi ñaata jeunes ngeen tànn pour indi leen ñi def formation bi. waaye li ñu tànn ci jeune ci 10 jours yi. par exemple ñu ngi tànn 78 jeunes. 78 leen tànn. nan leen tànn ñoom ñëpp ñu ngi seen affiliation yëpp après di woon nañ leen démb. neen carrément tey la formation di démarrer 78 leen mais nag dana am ñoo xamante ni jël ngeen leen ñoom empêchement ñu dem. mais néanmoins nag am na ñeen ñoo xam ne ñëw nañ remplacer leen. kon daal 78 jeunes am nañ chance bokk ci formation bi. waaw 78 ñu formé ci module yi. ci ñaari module yëpp ISDL bi lañ ko formé. waaw léegi gis naa ci biir ci présentation bi am na ay ñoo xam ne bokk nañ ci formation bi ku ñuy wax problème mu suivi dañuy def former mais après du am suivi en tant que président est-ce que pare nga pour dox tànk ji yoo xam ne après dañu am ay financement ou bien yeneen yoo xam ne dañu mën a jàppale ba formation yi ngeen formé bu du nekk pertement ci yéen. waaw boo gisee lu bëri ñu waxee la wala ñu gisee noonu li olof Njaay di wax rek ku ndogu ndey sa maam boo séenee ñun la nga daw bi bëgg a dee te am na benn formation bu fi amoon temps yi ci ginnaaw Abdou Souley ki jara moo ko defoon ñu ko sant ko gërëm ci loolu tamit mais fi mu ko jaarale woon du ne baaxut mais gënut te formation ba tey am na ñu ngi bëri ay participants la mënul wax tey seen attestation yi fan la nekk xam naa ne nag loolu la ñuy ragal moo tax ñu leen fexe ba na am suivi parce que dañuy gis ne dañuy former rek ba pare du am benn mesure d'accompagnement mu mel dañ lay former ba pare déformer war la mais loolu yëpp nag ñu toog nañ xalaat nañ ci waxtaan nañ ci tamit ak ñu ci war a wax nañ ci ak maire wax nañ ci tamit ak suñu tutelle mais inspecteur Ndaw xelal nañu ñaax nañu tamit ci yu bëri am na yu bëri yoo xamante ni tey maire wax nañu ko lu mel ni immigration bi gis nañ ne Koungheul point de départ pourquoi pas tamit suñ paree ci lii ñu xool lan la ñuy def élaboration pour que ñu financer ñu liggéey ci loolu kon jàpp nañ dana am si bu baax dana am si
ok sa kàddu gu mujj lan ngay wax ñu xale yi am chance bokk ci kii bi seen comportement en tant que président décroché li mairie bi ak collaboration avec ISTL ban message ngeen di lancer ñoom. waaw ñun fi ñuy gën a taxawee mooy comme que dañoo nekk nji tiim ñëpp na ñëpp xam ne tamit du ñëpp ñoo mën a ñëw participer ci lii ñun jëlul ñi leen xam ne tamit mérité nañ pour toog fii ñun jël ñi tamit leen xam ne gënuñu mais dañ leen fee teg ñu nekkal fi ñeneen ñoom su luy jeexee buñ delloo ci base bi neen fexe ba liñ fi jëlee ñu wisaare ko mu war dëkk bi yëpp su beneen yoone tamit ñi nga xam ne amul woon chance pour bokk ci bii ñoom tamit ñu jël leen loolu la rek di jégalu tamit ci ñi nga xamante ni jëluñ leen te bëggoon nañu ñëw ñu xam ne àddina moom noonu lay demee konte bu gis ci benn lay njëkkee comme que c'est la première fois kon dana am ñoom dañu am chance bokk ñu bokk ñooñu nag du question de dañ ma jege du question dama jege conseil communal déedéet soit la yàlla moo ne woon ñoom ñoo koy bokk ñoom bokk nañ ci tamit nañ xam ne gënoon fi mais dafa am ñu fi nekkal commune bi yëpp leen fi nekkal instant bi ndaw yëpp leen fi nekkal kon ñu concentré wu bàyyi caaxaan jël ko sérieux nit bu day fekk ci yow xaalis nag xaalis boobu na fexe feeñ ci yow pour ñu jàppale ñu xam ne amul chance pour ñëw loolu lépp leen amoon di ci wax en tant que président. jërëjëf Pape Demba jërëjëf mbokk yi je crois que lii la woon ak Pape Demba Thioban président conseil communal de la jeunesse de Koungheul ci formation bu am solo boobu ñuy commencé avec les jeunes de Koungheul di leen jox daje dans 10 jours ci kanam jour collectif bi ñu ñëw xool ndax liñ fi bàyyi mu ngi ci xale yi ñu choisir matal nañ ko am nañ xam-xam boo xam ne dañ ko mën a àggale ci base bi ba ñëpp jot ci mbokk yi lii la woon ak Pape Demba jërë ngeen jëf ba ci kanam